bii ba kan ak kan ñoo fas yéenee laalante. ñu ngi fas yéene yëpp ci combat bi nga xamante ne moo indi coow dëkk bi indi bruit dëkk bi muy kan ñaari doomu mbër Boy Niang di doomu Dégol nekk école de lutte Boy Niang ak Sa Thiès doomu Double Less nekk école de lutte Double Less ñoom ñaar dañu bëgg a magnifier leeral leen ko nga gis combat bi li ci lëndëm ak li ci leerul liñ ci xamal liñ ci xamul li ci lëndëm bëri na. waaye nag au finish rek dafa mujj leer rek waaw mujjee naa leer nag. Boy Niang école de lutte Boy Niang fii seen wàllu ndeyjoor jiital tànku ndeyjoor attention au pied droit ils sont dangereux Sa Thiès école de lutte Double Less fii seen wàllu càmmoñ jiital tànku càmmoñam léegi ñaari mbër yaa ngi xoolante ci ay bët di intimide ku ne di nappante. ku nekk en général lan la ñuy waxante. li ñuy waxante en général mooy lu waaye waxoon na ca dellu. genre yooyu daa gasante. avant de souffler dafa neex trop faama ñaari mbër bu ñu dee bëri yi ñuy waxante yooyu nag yu kenn du xam parce que bëri que yéen en général ngeen wax ay yu garaaw ci dafa am suuf solo ci yéen ñaar kese. dafa ci am solo loolu nappante la pour déstabiliser sa adversaire jaaxal ko dugal ko ci benn terrain pour mun ko daan am na ci combat bi ñu ngi xoolante ñoom ñaar vamos maa ngi dem ku nekk yaa ngi may sa morom respect may sa morom temps Sa Thiès comme habitude yëkkati public am comme à son habitude Sa Thiès il avance sur toi il vient dafay def combat am mais kan la dajal nag koo xamante ne moo war a contrer combat bu muy def loolu moo jar a wax pied droit pied gauche toujours problème Sa Thiès mépp xool ko il prend son départ pour dóori crochet du droit xool arme bi mu def mais xam nga fii dafa intéressant Fama moom mooy Sa Thiès mépp na attaqué pour dóori crochet droit bii mais xoolal Boy Niang loxo ndey càmmoñ bi nga xamante ne moo war nekk gardam la ak ci kaw donc il n'a xalaatul ragalul dara lu ñëw ci moom actuellement ndax mi ngi nekk en garde mi ngi xool adversaire mi ngi koy fixé ça c'est beau vamos maa ngi dem voilà léegi lii mooy lan moom nee na ko da ngay daw foo jëm. waaw lii nag moo jaraf rek femme waaw ci bis bu toll nii ci combat bu toll nii concentration Sa Thiès waroon na weesu nii parce que lii amatoo benn garde bàyyi na loxoom complètement ci suuf yoo xam adversaire bi naan ko taxawal donc nag te ñaar mbër nag ñaari loxo yi ñooy ay armam arme yi nag boo ko wàccee mooy tu as baissé tes armes. kon lii faute grave la pour Sa Thiès faute grave la Sa Thiès def fii exactement mais Boy Niang ba tey ci biir action bi Sa Thiès di wax ak moom mi ngi positionné wu pour taxaw sur le bon côté pour mën a réagir Boy Niang am na lu muy préparé fii pour def ko Sa Thiès vamos maa ngi dem taxawal foo jëm continue def li ñu naan song donc Boy Niang à l'attaque maintenant Sa Thiès ñaar loxo yi bañ ci kaw jaww ji adversaire baa ngi ci suuf Sa Thiès donc en mauvaise position vamos maa ngi dem jàppante léegi nag xoolal ma lii Fama looy may fii du ko Sa Thiès def nii daf ko kor da ko kor luy kor dóor ko épercule wàcce ko pour def kor pour sigil ko moom la naan sigil kor na ko ba pare armé na kurpañam bu mu koy war a dóoree bii kon dina dal Boy Niang très lucide kor nañ ko mais loxoom baa ngi fii pour servir ko de barrage ba pare gëmmul mi ngi xool Boy Niang mi contre l'adversaire bi loxo bi ñu ko téye ba pare def nekk en garde la position tam ñoom ñaar seen position rien à dire vamos ñu dem suuf carrément Boy Niang nag booy xool fii loxo ndajoor bi mi ngi fii ci pooju ki nga xam ne mooy Sa Thiès loxo càmmoñ bi nag réer nañu xam ne fu mu nekk mais en tout cas li ñu naan entrée en jambe Boy Niang dem na song bi pour jàppi tànku Sa Thiès mu ngi ca kaw parce que ñu doon dóor si lu ko def na ko mi ngi koy embarqué di ko yóbbu fu ñu mujjee ñoom ñaar vamos maa ngi dem nañ ci suuf ñoom ñaar lii du quatre appuis non pas quatre appuis ku ne deux appuis nga def même pas sax Boy Niang sukk na ñaari moom waaye ñaari loxo yaa ngi ca kaw d'accord Sa Thiès ñaari loxo yaa ngi ci suuf xool da ngay bëri ci suuf combat au sol gars yi ñu bàyyi ngeen xool combat au sol bi combat au sol ceinture embarqué ñu dem ñoom ñaar li gën a intéressant fii encore pour nit Boy Niang amul benn temps d'arrêt mayu ko dara daal mi ngi ci suuf ma ngay continuer dëbb na ko sol léegi moom Boy Niang ba pare contrôlé loxo Sa Thiès bi Sa Thiès loxo bi bu jógee du mën def dara loxo bi parce que Boy Niang wàcce ko ci suuf pay téye loxo bi donc Boy Niang actuellement moo téye pro am carrément mi ngi mené le combat mi ngi mené le débat avancement yu dem ay ca ñu sëggi ba tey Boy Niang contrôle de Boy Niang toujours nañ contrôle adversaire bi déplacement à droite xool Sa Thiès li mu nangu Sa Thiès ak contrôle xool Sa Thiès su mu téye Boy Niang téye na ko di bëri foofu baaxul wala si baax na su mu téye nii c'est pas mal mi ngi ko contrôlé parce que tant que mi ngi koy jàpp di ko contrôlé rek action la après jox ko wet da koy mbot wala du ko mbot da koy mbot action ñu seet loolu ba xam vamos Fama
demaat nañu suuf jógaat nañu. kurpeñ yaa ngay naaw est-ce que fii dafa waroon dóor waru ko woon gën a buux rek wala. fii nag moom bëri doo nga fi xajoon Fama. waaw waru woon dóor non. mais nga xool nag Sa Thiès yi nga dóor mais Boy Niang aussi. les coups les plus importants ci coups yi dal yi. da koy moo ko dóor xoolal. dana joxaat na fii Boy Niang Sa Thiès coup bi nga xam ne dalaat na ko encore ci biir mele bi. ci biir bagarre de rue bi nga xool ne bi combat commencé ba léegi Sa Thiès benn kurpeñam dalul parce que il est venu lutter ak xolam. c'est pas bon. ah non c'est pas bon koy bëree da ngay zen. ok tranquille respecter ses adversaires jox ko cër xam ne loo ko def rek war na la ko mën def mais tel n'a pas été le cas vamos ñu dem Boy Niang dans le bon tempo luppe imagine-toi voilà léegi nag boo xool nag Sa Thiès dafa bëree nu ko neex ba joxe ginnaaw nag moom ci boppam nag Boy Niang est-ce nag que du dañ ñu ko Boy Niang nii nga ko mën a daanee ay dóor sans arrêt est-ce que du loolu lañ ko jàngal Sa Thiès parce que n'est-ce pas da ngeen def benn étude de ki ngay bëreel bala ngaa affronter ak moom seetaan ay combat am xool ni muy bëree nga xool lan mooy point faible am nga mën ko daanee noonu. exactement c'est pas ça c'est pas si ce c'est qu'il a ça fait. moom foofu la miser ok fi mu miser mooy dóor adversaire am mais là dafa déborder dafa ëpp parce que tous ces une vingtaine de coups yoo xamante ne benn dalu ci déjà benn dina la vider la condition physique Ça dañ koy t'épuise. gérer saa boo dóoree ko peñ bu dalul rek Da lu lay bari jóge sonal. na ci yow nga dóor gauche dalul mu am lu jóge ci yow droite dalul am lu jóge ci yow léegi Boy Niang nag comme qu'il est vigilant dafa wàcc rek gis ngeen Boy Niang le gentleman de l'arène Boy Niang le playboy de l'arène Boy Niang le lutteur instruit de l'arène intelligence tactique stratégie technique day yëpp la feeñ ci tënk làmb. ci combat bi moom la wane fii devant son valeureux et courageux adversaire Sa Thiès ba daan ko jël bu set wecc bu amul benn werante waxoon naa leen su leen décortiquer lamb rek lépp leen ci réeroon A ba Z lépp lay daal di feeñal ngeen mën ko consommer mën a dundaat li nga xamante ni moo nekkoon jël boobu entre Sa Thiès ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang. bëgg participer ci émission bi da ngay woote ci 70 455 17 28 70 455 17 28 waaye Fama Thioune dafa mel ni waa région yi ñëpp dañoo àndandoo song l'Oeil du Tigre. ñoom ñëpp adopté li nga xamante ni moom mooy concept bu beesu l'Oeil du Tigre bi ñoom ñëpp ci bëgg a bokk ba tax na dañ leen koy gën a yombal dañuy daal di am ay ndaw yu nga xamante ne ñu ngi Dakar ba Ziguinchor fépp la ñu nekk région boo mën ci nekk pour nga participer ci sa émission l'Oeil du Tigre yomb na da ngay daal di bu fekkee ni Kolda nga nekk da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom moo tudd Mamadou Dia Diallo la tudd alors numéro téléphone am di 77 392 99 21 alors bu fekkee nag yaa ngi nekkee ba Kédougou mën naa nekk nga bokk ci émission bi ci kaw nga daal di woo ki nga xamante ne mooy suñu ndaw bañ fa teewal mu ngi tudd Mamadou Cissé alors Mamadou Cissé numéro téléphone am di 77 024 96 56 su fekkee nag yaa ngi nekk ba Diourbel mën naa nekk nga bokk ci émission l'Oeil du Tigre da ngay daal di woote ki nga xamante ni moom mooy Etienne Ngom moo ñu teewal Diourbel numéro téléphone am di 77 557 46 04 alors su fekkee nag yaa ngi nekk Saint-Louis Ndar mën ngaa bokk ci émission l'Oeil du Tigre toujours da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mu ngi tudd Idrissa Diène alors Idrissa Diène numéro téléphone am di 77 531 06 63 alors su fekkee nag yaa ngi fi nga xamante ni mooy Kaolack Ndangaan da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mu ngi tudd Fally Traoré alors Fally Traoré numéro téléphone am di 77 552 36 16 su fekkee ni yaa ngi nekk ba Louga dëkku sama papa jooju ñu woowee tonton Amza da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mooy Siré Diop numéro téléphone bi di 77 715 plutôt excusez-moi 13 07 alors su fekkee ni yaa ngi nekk ba Matam da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mooy Doudou Pouy alors Doudou Pouy numéro téléphone am di 77 156 94 74 wala boog nga daal di koy woo ci 70 499 37 89 alors su fekkee ni yaa ngi nekk ba Thiès suñu dëkk maak ambulance ak suñu gars yi nga xam ne ñoom la ñu invité tey da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mooy Assane Fall nag numéro téléphone am 77 577 61 13 mooy numéro téléphone bi alors Boubacar su fekkee ni yaa ngi nekkee ba Fatick da ngay daal di contacter ki nga xamante ni moom mooy Sambaré John alors Sambaré John numéro téléphone bi 77 553 05 42 mooy numéro téléphone bi alors bu fekkee nag yaa ngi nekk ba Tambacounda c'est toujours possible nga participer ci li nga xamante ni mooy émission l'Oeil du Tigre ci kaw nga daal di woo ki nga xamante ni moom mooy Donfaxa alors Donfaxa numéro téléphone bi 77
457 49 00 mooy numéro téléphone bi. alors Guédiawaye aussi c'est possible ah biir Dakar gii boo fi nekkee mën nga ñu woo suñu ndaw bi nga xamante ne moom moo fa nekk moom mu ngi tudd Malick Sy numéro téléphone am di 77 630 28 36 foofu nga koy daal di jotee su fekkee ne yaa ngi nekk ba Kaffrine alors da ngay daal di woo ki nga xamante ne moom mooy Aziz Seck numéro téléphone bi di 77 901 16 90 su fekkee nag yaa ngi nekk ba Ziguinchor Casamance da ngay daal di woo ki nga xamante ne moom mooy Lamine Diatta wala Bogos Lamine Diatta wala Bogos koo si jot da ngay koy jot si 77 204 23 61. alors ñu daal di terminer ki nga xamante ni moom mooy Sédhiou su fekkee ni yaa ngi nekk ba Sédhiou da ngay daal di woo ki nga xamante ni moom mooy Nouha Koli alors Nouha Koli numéro téléphone bi di 77 494 04 76 fépp la ñu nekk biir Sénégal bu bëggee bokk ci l'émission L'Oeil du Tigre parce que nag dañuy daal di dajale tout le temps ay champions ay supporters képp ku nga xamante ni xam-xamam dafa wàcc dafa xam bu baax lamb rek dañ leen daal dajale fii ci seen champion ngeen daal koy defante. damay invité Mbaye Fall le producteur exécutif Mbaye Fall yegsi tàccu leen ma Mbaye Fall le producteur exécutif de L'Oeil du Tigre may woo sama xarit monsieur Cissé Mam Moussa alors Mam Moussa yaa ngi jóge Thiès alors jëlal micro bi da nga ma waxoon ci pet ne dafa am loo bëgg a def Mam Moussa maa ngi lay déglu. waaw bi ngay tàmbali émission bi. waaw allo allo. allo 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 allo. waaw Boubs bi ngay tàmbali émission bi da nga ne je suis le travailleur de l'ombre Mbaye dama koy jàppale mais tey il faut que ma expliquer nit ñi lu tax may jàppale Mbaye c'est mon frère d'abord te ñun dañu jàngal dans la famille que la solidarité envers la famille enseigne la solidarité envers la société mais ñun ñi nekk xale Mbaye moom moo insisté jàngal ñu ci loolu tey Mbaye léppam lu mu am lépp lu mu liggéey c'est pour la famille lépp Mbaye Moustapha Gueye xam na ci dara maire bi mu feebaree Mbaye moo ko jël indi ko këram teggil ñu ko ñun ñëpp jël lépp en charge ba yàlla def li mu bëgg tey lépp lu muy def danaan sama yaay waxoon na sama yaay neewoon na donc tey jii bu nit ñi ne Mbaye dafa baax dañuy laaj ndax mbokk yaa ko wax tey moi je suis son frère je suis placé bien placé pour dire lan la def donc tey ñu koy remercier di ko féliciter di ko ñaanal et puis di ko wax ni que Mbaye la famille est fière de toi. Bravo. Hein? Et c'est pas fini. dama ko koy jox au nom de toute la famille. La famille tout le monde ñoo ko jox. Commencé par ki gën a mag. muy taaw bi Mouhamad Lamine. tey je le fais à son nom et au nom de toute la famille. pour wax ko ni kontaan nañ ci moom trop. fu mu nekk nag daañu ko jàppale. ndeysaan. fu mu nekk. ndeysaan. fu mu deewee ñu dee fa ndax moom la ñu am. mais xam nañu li muy defal ñëpp yàlla na ko yàlla sargal yàlla na ko yàlla jàppale. amiin Mbaye encore merci. ku ngeen àndal Mbaye Fall ku ngeen àndal Mbaye Fall ku ngeen àndal. ku ngeen àndal. ku ngeen àndal. xaritu yaay la woon. waaw waaw. depuis Gueule Tapée. Moustapha. mënuñu la fay yàlla na la yàlla fay yow tamit. amiin et tout ça je le fais au nom de la famille. ndeysaan. Mbaye encore merci pour tout ah. jaajëf merci beaucoup. merci beaucoup grand Mbaye. merci producteur exécutif waaw. mais man lii Mame Moussa def. waaw mais xam nga boolewu ko ci man maa ko ci boole. dañ ko complot dañ laa complot. waaw d'accord mais aussi man il faut ma wax ni
lii lépp su ma ko mënee def c'est vrai gannaaw yàlla ak yonent bi Moustapha Gueye la. Moustapha Gueye la. parce que soo ko ni Moustapha Gueye nekkul woon vrai champion. vrai lutteur. di delloo ay avance. kon tey seen champion du am. mais dafa nekk koo xam ni palmarèsam li mu def ci làmb dafa rafet. et puis tey lii Mame Moussa di wax ni man dama ko bëggoon di ko def pour sama yaay dama fekk aussi Moustapha Gueye di ko defal yaayam ñëpp gis nañu Moustapha Gueye digganteem ak yaayam. dëgg la donc tey man mi mag Moustapha maa ko mag fuuf mais dafa am yu bari yu may copier ci moom. parce que c'est un exemple. waaw tey looloo tax seen champion am seen champion nekk aussi dans le cœur des Sénégalais. mais tey Moustapha. nit ñaa ngi wax tey Boubs nan la ñëwee ci biir seen champion mais du Mbaye Fall c'est Tafa Gueye. Tafa Gueye moom wax jëlal Boubs. donc dama bëgg tey yéen ñëpp ngeen xam ni fii ni Tafa Gueye moom moo ma wax mu ñëw jël Boubs. waaw donc tey Tafa Gueye mii nga xam ne lii affaire u alxuraan la affaire u yàlla la. non ni mu chéré ni mu amee. valeur. non dama koy jël delloo ko Moustapha ji. Moustapha yow yaa ko moom. Kaay Moustapha, ça c'est le rendez-vous des grands champions. maa ngi am ay cher sama yaram macha allah. ndeysaan kuy joxe cër rek ku am cër rek mooy joxe cër Mbaye Fall dafa maa delloo cër mais moom bu leen fàttale tamit fi ma fekk ci biir carrière moment bu difficile moment bu sama carrière presque jeexee mu téye ma épaulé ma soutenir ma ba moment bii Tafa Gueye mi ngi fi ba tey mais maa ngi mel ni 92 bu naan bëre di jàpp gars yi di daan ba léegi dafa resté parce que maa ngi porté émission boo xamante ne moo ma permettre ma exister il faut dire la vérité émission dafay exister loolu nit bari naa ay morom yu nekk ci làmb di bëre fàttal nañ leen xamatuñ leen ana ban ngeen dégg Moustapha Gueye bëggaloon rek mu exister ci làmb amatul c'est grâce à l'émission bi nga xamante ne moom moo ko monté teg ko muy propre di ci ànd di ci galéré nag pendant 5 ans j'espère que bi mooy 5 année bi 5 année bi nag ubbi jot yaatal jot ñu war a dugal koo xamante ne mooy jëmm ji taxaw di Boubs nga xamante ne valeur ajoutée la tout terrain la fu ne mën na faa jàmm nag ku nekk nag mën nga wax la neex lu waaye waxit suñu yoon nekku ci Boubs on est derrière toi ñu ngi lay épaulé ku lay sànni xeer ñun lay daal ñoo koy dékku suñu yoon nekkul ci li ci des gars yi mbégte la ñuy waxee fi mu ne nii bu ñu continuer dinañ dépasser les limites mais en tout cas Mbaye Fall encore une fois tu m'as fait voler sans des ailes. Merci beaucoup. Gay Gana ñañaati Gay Gana satu Njaay say daw day sa baay daanu na ni yaa daa dawa ñaña Gay Gana sama lamb yaay L'Œil du Tigre dikkati na ak ay feem yu bees tàkk ci 2018 bii décor bu jéggi dayoo ak ay rubrique yu mucc ayib la leen L'Œil du Tigre defaral. kenn mënu maa génne ci làmb. Boursine. Malick Thiandoum waay. conceptam bu bees bii nag ànd ak ay présentateurs de haut niveau. nit ñaa ngi wax tey Boubs nan la ñëwee ci biir seen champion mais du Mbaye Fall c'est Tafa Gueye. Tafa Gueye moom wax jëlal Boubs. valeur ajoutée la. tout terrain la fu ne mën na faa jàmm nag ku nekk nag mën nga wax la neex lu waaye waxit suñu yoon nekku ci Boubs on est derrière toi ñu ngi lay épaulé. bu ngeen bëggee bokk ci émission bi da ngeen di woote ci 70 455 17 28. te li ci gën a neex mooy ay neexal yu duur ñu ngi xaar candidat yu si bokk yépp ci njeexteelu émission bi. kii kan la moom. waaw kii de su ma juumul defe naa ni Babacar Kébé di Ndiouga. tàccu leen loolu bu baax a baax. merci. El Hadji Babacar Kébé di Ndiouga. kenn du leen de L'Œil du Tigre ci 2018 bii di ngeen mën a gis itam seeni artistes yi xew si jamono. musique du banque rek. yéenay distribué Motorola boo dugg see ba HLM Rufisque si rond-point bi. di huile bu nga xamante ni yaa ngi gis ni nga ciy seetoo sa bopp. fi lañ dëkk fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ defee suñu lépp sakkanal ay sénégalais ko moom. L'Œil du Tigre mardi bu jot du feneen fudul ci télévision Futurs Médias.